waaw doo ko bàyyi mu nuyoo. waaye itam ki ngay waaxu nag. Seydina Omar maa ngi nuyu sama xarit soxna Biti maa ngi lay siyaare macha allah saa njóogu moom daf may faj quoi di nuyu nag jong ma ji ñaawul bi macha allah di am mbégte bu baax ci dalal bi nga xam ne daal lañ ma ko fi nuyu. dama bëgg na nga yokk baat bi comme bi ngay wax ci biti waxtaan bi ni mu ko loolu laa bëgg nga lii. parce que foofu la réew mi toll. waaw jeex na Dame di fàttali ni yow yaa jiite marchand ambulant yi nekk biir Petersen. Dame temps yéen a ngi xëy. non Seydina moo temps yi moom lu ñuy métti moom jàpp lu ñuy dund jàpp naa ne moo gën a métti coronavirus ndax coronavirus moom ku ko xas am moom yaa ngi tëdd sa kër mais ki nga xam ne daa xëy lekkul naanut ko moom tal na leneen lu dul coronavirus jamono ji tey fi ma toog nag toogul mu rek Petersen dama fay toogal tous les marchands ambulants ndax lu ñu dund li Petersen di dund moom lay Sandaga di dund moom lay Tilène di dund moom lay Asalem di dund moom lay Grand Yoff di dund moom lay fépp di dund. Kër Massar boole si Kër Massar. ba Kër Massar. waaw. te man dama naan président de la république Macky Sall su fekkee ne xam na secteur wala dafa xam secteur bi téye ci tànkam wala dafa xam secteur pare ñàkk leen a boole ci benn programme man loolu lu ma koy laaj la en tant que ñu may déglu. ndax man damaa gëm ne secteur informel bi jamono ji mu toll képp ko xam lu muy dundee lépp looy def jàpp naa ne fa nga war a appee looy kii mais gis nañ ne président de la république mu sa wax dara boole ñu ci te secteur bi moo yor Sénégal. man am faire pour jiite marchand ambulant yi suuf su Petersen bi nga xam ni fa laa nekk ak ñoom ndax nit ki nga jiite rek yow te ngay mën a wax nii ay noble yoo xamante ne bii ni tey lu ñuy def ci xeetu social gisuma kenn ku koy def. mais kañ la leen fa jëlee. dama demoon Saloum lu toll 20 jours ci gannaaw monsieur le maire Aliou Ndoye mënuma koo ñàkk nuyu mu oo ma téléphone ni may bajaan ma ne ko naam mënuma Petersen moment bi mu toll comme dëkk bi nu mu toll nii ci feebar bi rassemblement yi il faut dañ koy éviter ma ne ko ma ne ko waaw ne ma nag su ma sañoon yéen da ngeen jëlee seen bopp seen décision laaj état du ko jëlee boppam. comme lan jëlee seen bopp seen décision maanaam pour ngeen tëj yéen seen marché. pour ngeen tëj marché bi wàññi rassemblement bi ba suuf kaa newal ordre ba ñu ko waxee comme ñun ci dëkk bi lañ dëkk wax dëgg yàlla te gis nañu. lépp lu waxee ngeen def nan ngeen lépp lu ñu ko waa maa ngi ñëw lépp lu ñu contribué ci réew mi rek ñun waruñoo nangu kenn ku ñu jiitu ba ma ñëwee ma waxtaan xam nga waxtaan ak njaboot boo xam ne kenn bokk na sa morom foo jógee dafa jafe. mais alhamdulilah ñoom déggal nañ ma déggal boo xam ne lu ma leen wax dañuy di kii loolu ba ma ñëwee ba ma waxtaanee ak ñoom ñu nangul ma. maa ngi leen suba ak mardi 19 heures ku tëj sa place amatoo droit ubbi ko ñu bàyyi ko noonu man maa yëkkati 500000 fay ko gardiennage pour ñu garder place yi pour ñu dem fekk na ñii dem nañ ñii ñoo ngi fi bañ toogee 2 jours 3 jours ci lañ ñëw di dindi taabal yi yàlla def nag mu fekk ma fa. kan moo doon dindi taabal yi. Aliou Ndoye. yàlla def na mu fekk ma fa ba mu ñëwee mu waxtaan ak moom. ma ne ko de monsieur le maire mu ne ma ne ko lépp la mu waxoon ak yow de def naa ko ndax fu mu nekk nii gars yi ñu bëri ñi jël nañ oto dem seen dëkk seen bagage fi lañ fi bàyyi te ñoom fekkee def nañ la leen lu wuteeg la ma leen waxoon dañ naan kii lañ ko waxoon ak la mu wax puute na kon foofu gis naa ne foofu rek laa mosama moom ci erreur ci seen communication ndax nit la koo xam ne wax dëgg yàlla ko comprendre ambulant la ndax mos sa def loo xamante ne bii nii di ci waxtaan ak moom Aliou Ndoye ba fii may waxee ni mu ngi defar site boo xamante ne tey bu ko état yi jàppale ba mu yegg kenn waxu fi ngay politique Aliou Ndoye c'est-à-dire que daa am lu cët na jon yow dafa mel da nga am rapport ay Aliou Ndoye ñëw fi di ko raay kay dama bëgg nga lee daam marchand ambulant yow leen war a mere non déglu ma rek non kontaanu ma man fii ma taxaw nii tey man nekk ma fi di mer ak di kontaan dama ñëw pour ñu liggéey wax loo xam day dugg ci bopp nit ñi mais c'est-à-dire que dafa am benn problème bu am daam da nga ne Aliou Ndoye daf leen a woo daf la woon na le bu ma sañoon ngeen jugal seen bopp jël pataas bu tàng bi jox la ko moom mii maire di kilifa nekk ministre daw ay responsabilité am yow mu dénk la responsabilité boobu nga def tey ci kon tey ji marchand yow bi ñuy mere dóor jëluma marchand yi dóor sa kaw de mais yow lan war a maye parce que da la piégé nga daanu ci waaw nangu na ba tey d'accord naa loolu ndax bañ fekk dañ na piégé 500 000 yi nga fay gardiennage Aliou Ndoye la ko jox wala seen kees la fan nga ko jëlee ñun dañoo am kees boo xam ne loolu laa bëgg wax dama bëgg nga leeralaale ko rek ñun dañoo am kees boo xam ne même ba feebar bi amee ñun yëkkati nañ 1 million yóbbu ko ministre de la santé bañ paree mu ñëwaat jëlaat 300 000 yóbbu ko mairie jënd ko ay sel yóbbul ko mairie pour war na ñun ñu participer lii ci feebar bi ñun ñoo def loolu mamaa yóbbu woon xaalis boobu voilà li nga wax nag dëgg la man
doon pièce boo xamante ne bi buñ ma tegal la ma daanu ci nangu naa ndax nit ku nekk booy si ni ngay domee rek maanaam sa tey moo lay jàngal sa suba mais en tout cas ba mu waxtaanee ak samay njaboot ñoom ñëpp nangul nañ ma ba bu ma leen waxee kenn ko nekk da nga tëj sa bagage dem ñii bi ba suskanwal ordre nag mais par la suite liñ ci mujj amaat mooy li nga xam ne mooy lu ñu bett mooy lan mooy dañoo ñëw dindiwaat bagage yëpp te ambulant bi jamono bii mu toll këram la yor njabootam ñi def couvre-feu bi def état d'urgence bi nga xam ne tey ñu bëri ñu ngi ndakaaru te mënuñoo delluwaat seen dëkk te amatuñ ñu fay lu yaas amatuñ luñ lekk amatuñ luñ naan ma gis nag li nga xam ne mooy nelaw instant bi bomb la boo xam ne bu yeewoo rek mu subalee doon ci bi baax Dame est-ce que yow liggéeyoon la parce que Dame nan nga mën a toogloo ambulant yi bu nouvel ordre maanaam man mën nga comprendre loolu yow nga ni yow yaay ñëw jël décision loo xam ne état moo ko doon jël wala kii xam nga nouvel ordre bu ñu ko waxee mooy toog leen ba jëmmi jamono waaw xam nga pour ma wax la benn affaire bu fekkee da ngaa jiite saw askan ñu xam la nga xam leen te mosoo leen wax lu dëgg ñoom boo leen waxee rek dañ leen nangu loolu mais mën nga ko waxee yow mënoon nga ko toog dañ laa sacrifié yow waaw yow moom yow yàqu nga yow ambulant yi yow fi lañ jaaree pare ci yow ah non c'est que Dame am na loo xam ni waruloo ko nag parce que dafa am loo xam ni Alioune Ndoye moom la war yow mën nga waxtaan ak ni ne organiser rendez-vous rencontre entre yow ak ñoom mais pas que ñoom moom mu wax la rek nga ñëw ne gars yi doxalee leen ko ni ba noppi mu wëlbati ko jalgati lépp lu ngeen waxtaane woon loolu lu garaaw la fi mu toll ni Dame xam nga yaa wax loolu mais ambulant yi duñ wax loolu ambulant yi xam nañ ñoom fu ma leen jëlee ak fu ma leen yóbbu ak fu ma leen bëgg yóbbuwaat loolu ñoom xam nañ mais nag ngoon da nga def erreur waaw xam nga nee naa la nit kiy dox sa àdduna surtout dooma ñu ay doomu aadama rek lañ erreur mënut a ñàkk kii liggéey yaay am erreur même fekk accident de travail la nangu ma sax ne accident de travail la ndax li tax bu fekkee ne Alioune Ndoye ñun amoon nañu ak moom benn collaboration bi ak moom yaa ngi dégg bu fekkee ñun amoon nañ benn rapport bi mu oo ma téléphone wax ma ñu gis ne man du ma bala maa jël décision damay ñëw oo sama njaboot waxtaan ak ñoom ne leen lii moo xew ñu ñëpp ñu bokk ci waxtaan ba tënk waa Dame ñu nangul ma ñu def lu ñu def loolu kon bu leneen amaatee voilà Dame doo may ma ñàmb Dame kon yow ndekete coow li kon lii tax yow bi problème bi daree sa kaw nga yëkkatiwaat problème bi bëgg koo sëf Assane Gueye Alaaji Assane Gueye kon yow sa vidéo bi ngay dal ci kaw Alaaji Assane Gueye c'est parce que mbir mi yow lépp yow la ba noppi nag nga wut yow it bu ko misère jëmale ko ci Alaaji Assane Gueye ne moom la saa njóg foofu dama la ci wax lu am solo ndax Alaaji Assane Gueye def ne Patisen nit ñaa ngi fay lal ba léegi boo demee rassemblement ko te loolu amul ndax boo demee tey Patisen doo fa fekk taabal doo fekk dara Patisen yàlla dafa def milieu bu mu nekk du kan du jàkk ju fa nekk du nekku ci bunt kër gu fay yeewoo garage moo fa nekk te Ndakaaru yëpp bu ñu wàccee foofu la ñuy gaar si dugg ci biir garage bi soo fay ñëw benn heure bi rassemblement bu da ngay foog ne nit ñaa fa nekk te fekk benn jaaykat nekkut te loolu dafa jaadu Sénégalais yi xam loolu léegi loolu bu amee mu toogaat ci télé ne Patisen ba léegi boo fa demee nit ñaa ngi fay jaay du fa dajaloo te loolu amut am naa droit nag def sama vidéo wan ko nag Alaaji Assane Gueye man bëgg naa nga wax ma lu la ambulant yi Patisen yi def ba ngay wax li te lii amut ñëwal Patisen boo xoolee sama vidéo bi maa ngi ci film Patisen te tey Patisen tey adduna la fa lay Sénégal yëpp di déggee foo tey boo fa ñëwoon tey gis nga Gambie Cap-Vert Mali Guinée Conakry Mauritanie ñëpp foofu la ñuy jëndee ci bagage tey te benn taabal boo gis au moins lu mu gàtt mu ngi 3 emplois Patisen ma maa la wax loo tey maanaam Patisen bu ñu xamul lu mu gàddu état maanaam dana seet leen lu mu leen moderniser jàppal leen par rapport ak coono yi nga xam ne ñu ngi leen koy teg loolu laa bëgg ñu xam ko. mais comme li ngay wax noonu damay def benn précision. ànd ak yow foofu. mooy bari na ci affaire yi journaliste yoo xam ne dañuy toog di wax mais duñ déplacé wu ba dem xam lu xew. loolu fu xew na Kër Massar xew na ci yeneen i gox. ji nga bi ñu waxee ci Jomet laay doog a seetaan télé gis ay ñëw filmé wane dëgg bi mais liñ doon wax. man mi toog damay xam ne ñii ñëw ñu Kër Massar ba xam li fa xew balaa ngay wax ci gox nag da ngay yónni sa reporter wala nga jóg yow dem xool yi pour mën ci wax ma bàyyi la nga continuer. damaa bëgg ñu xam ne fii ma toog. toogal ma fi Alioune Ndoye. ambulant yi laa fi toogal. ndax Dambeyane bu fekkee ne ba dara amee ñu woo ko. du jëme bopp moo tax ñu woo ko mais askan ba mu jiite moo tax ñu du ko woo. tey ambulant yi xam nañ ne Dambeyane fépp fu ñu toog. seen intérêt rek laa leen di kaasal te lu leen neex ndax benn. yor naa leen 600 ñu noonu dañuy relever pour responsable bi. ba ñu demee ba nga xam ne ñu ngi ko war a seqal ñoom ñëpp dañoo taxawaan ne. marché bi amul kenn kuñ ko mën a joxaan mu yor ko pour ñu Dambeyane. kon loolu sant yàlla la ndax xam naa ne la ma leen liggéeyal ñoom it xam nañ ko ba delluwaat ma loolu.
kon xam nañ ne du caaxaan la àndee ak ñoom mais damay bëgg Sénégal yi wala bu fekkee ne état surtout ni muy doxee lu bëri dañuy déglu ci rajo yi rek ñu appliqué benn affaire te noo mën d'accord ma loolu ndax boo gisee ñu ne délégué 4 délégué de marché bu fekkee dara am na war nañoo ñëw rendre compte wax ñu vérifier xool seen bopp bari bu fekkee ne ñu wax ci rajo bi am na ñu door ak ñu waaw nga may bétti suñu autorités yu bari noonu la ñuy doxalee ci mbir mi rajo la ñuy déglu rek ñu influencer leen ñu jël décision bétti ñëwal loolu moom. ci début bi dama dégg bi ngay tàmbali waxtaan wi nga ne bi la Ndoye waxee ngeen arrêté dindi seen ay bagages ngeen tëj marché bi da nga xëy benn jour rek nga nekk fa gis ñu nekk di dindi table yi dama bëgg a xam lan la dañ doon dindi table yi pour jaare fa marchand ambulant yi jógee ci secteur boobu wala lan. non parce que yeggali woo ko. non Aliou Ndoye waxul loolu maanaam il fallait comme feebar bi am na maanaam ci guddi gi. ndax dañoo xëy bañ defee lu ñuy def ba pare. xëy na sama xel man xawoon na. nga dellu si waat xawoon na ñëw te premier suuru couvre-feu bi la woon. mais man ñibbi ma damaa fanaan foofu. ñoom bañ ñëwee gis ma après dañoo xaw a tiit bañ ñëwee wax après ñu dem suur boobu laaluñu ko mais deuxième tour bi lañ ñëw ànd ak préfet ancien préfet bu Dakar ak sous-préfet Djibril Diallo maa ngi fi nuyu de passage ak Aliou Ndoye ban ñëwee tombé ñu bëgg na dindi lépp mais mu wax Aliou Ndoye na ko man ne dafa am lu ma waxoon ak yow te li ma la waxoon ñëpp man def naa ko léegi nag bagage yi jàmbur a fi nekk te ñëpp kenn nekku fi léegi imagine tey nga li nga bëgg ne boo ko bëggee def ak nu wut métier ak nu bagage saxee si xolu nit si baba man de dina am naqar lool ndax ma ko waxee ne moom en tant que nit la xam ne li ma ko wax dafa bàyyi mu nangul ma na ma léegi bàyyil bu subaa nga wax gars yi ñu jël seen bagage ba pare après ñu door a ñëw jël si taabal yi d'accord léegi nu ngeen mujjee bagage dañ taabal ya dañ na taabal yi moom dara nekkutu fa dañ na ba su kanam ordre bi ñaan yàlla feebar bi nga xam ne moo lemee réew mi mu jeex ak jàmm waaye yéen ma ñëwaat may ma tuuti Omar dégg naa la nga ne dajale ngeen 1 million yóbbu ministère de la santé daj jëndaat 300 000 gel joxe yéen yaakaaru leen ni yow foo dëkk man maa ngi tudd non foo dëkk Saalum keneen ak keneen ci dëkk yi wala boog sa koñ wala boog sa gox ba nga dëkk yaakaaru leen li ngeen di dajale di joxe état est-ce que mënu leen ko jënd ay dund ngeen séddale ko parce que nag ku nekk ca gox ba nga nekk ñàkkul am na koo xamante ni reer wala añ sax da koy day metti pour mu lijjanti ko wala yéen tur ngeen di wut ci njoxe mi kon daal loolu comprendre ma daal maanaam foofu tontu la day yomb waaw xam nga ñuy jël seen i millions xam nga ñuy jël seen i millions waaw daal da ngeen doon dóor rek waaw xam nga kii dafa laaj il faut une question bu am solo la xam nga kii dafa laaj gis nga même sëñ Sidi Mokhtar Mbacké mi nga xam ne dafa jël 200 millions sëñ Mountakha Bachir ñaan na ko fi yàlla yàggal jël 200 millions yóbbu ko bu doon loolu rek la am ñum romb ñoo xam ne ñoo ko gën a yeewoo waaye booba déclaration bërki dembam bi déglu nga bokkul ñoo may ma ñëw rek na nekk dimbali ka nga tane bul jël ma tuuti sëñ bi ba mu defee loolu am na leneen lu muy defaat ñuy jël ay millions waaw xam nga ñëw na defaat ay dóor la woon am na ñoo xam ne jëlee seen millions yóbbu fa participer ci wane te ñooñu ñu def loolu am na ñoo xam ne romb nañ leen te ñoo ko gën a yeewoo su dee 1 million boobu ngay wax noonu bañ ko yóbbu man mi toog di wax ak yow maa ko gën a yeewoo mais xam nga li tax dañoo gis ne dañoo bokk ci réew mi war a bokk si ñuy contribuer ci réew mi ñu gis ne lépp lu ñuy def ci réew mi suñu loxo war na cee jiitu nit ngeen koy seereel wala yàlla non loolu yàlla rek lañ koy seedeel ndax bañ koy def defuñ ko ngir njësal defuñ ko ngir dara te buñ xamoon ne buñ paree après partagé nga vidéo yi xaaral pare bañ defee noonu mais jaadu na comme ñëpp a ngi dugal ñu xam ne lii il faut secteur informel bi nga xam ne ñu ngi leen di xeeb xam nga ne foog ñu def ko secteur informel bi bu ñuy xeeb di leen dëkkal fu ñu dëkku ñu wan leen ne secteur informel bi ay noble fi nekk ñu bëgg liggéey wuñu loolu ñoom xaaruñ man daal Barthélémy Dias laa gëm daal man moom Barthélémy Dias laa gëm na mu def ak commune na mu def ak commune defe naa ni ku ci nekk noonu nga war a def fa nga dëkk état joxu leen moom laa liggéey gëm waaw yéen da ngeen a créé wu seen liggéeyu bopp di ci liggéey di daan seen doole mu nekk loo xam ne loolu yëpp mbiru noble la dëgg la état war na leen secteur informel war nañ ko jàppale bu baax a baax a baax a baax loolu yëpp ànd naa ci mais nag mbir mi nga xam ne moom la bëtti wax nii bi ngeen dajalee kii bi wax dëgg fa yàlla ñu ne woon ambulant yi dem nañ ca dëkk sàngam def nii moo ëppoon buzz que ngeen dem jox ko état ba du sax dëkk sàngam mais tey jii xaalis parce que bu ngeen ko joxee rek ñëpp dañuy gis ni
dóor la xaalis boobu même si seen biir am na ñu koy joxe ñoom dóor la non am na bokkul am na ñeneen ñuy joxe sax di dóor mais yéen non dañ naan super dóor kat xanaa ñu koy joxe ñoom dóor la di nga daam li nga joxe loolu xanaa dóor la daam di nga li la béti wax dafa am solo daam da nga juum yu bari nga baal ma di nga bi xaalis bi dajee ñu bari ñu bindan ca dëkk yenu cosaano tëj nañu Ndakaaru waay téléphone pour joxe xaalis la léegi bu doon ne xaalis boobu dañ ko tas ci ñenn ñi dina am lu mu toogaale ak seen njaboot pour être réaliste man ku réaliste laay wax wala ku ne lii parce que jamono moom moo toll fa dafa metti ngeen fekk maire boo xam ne moo leen waroon dimbali ngeen koy dimbali fekk état boo xam ne moo leen waroon dimbali ngeen koy dimbali ci ñoo xam ne dërëm la ñuy dal par jour waaye daam dama lay wax leneen waaye jamono yi nag léegi sa gars yaa ngi déggante ak ñoom na lay dundee toogaay bi borom kër xëy toog daam maanaam bi ñu wax naa la ko sànq ci dund gu métti maanaam jamono ji may waxe yow nii maanaam gis naa si ñoo xam ne ñoom nee nañ carrément bu ñu xamoon fu jàngoro ji nekk sax dañ fay dem pour ñu wàllu leen jàngoro bi ñu mën a dem tëdd mën a dem tëdd hôpital yi wàllu jàngoro ji yéen léegi loolay seen xalaat yéen non da ngay déglu moo la bëgg maladie bi jóge fi ngeen naan dañuy wër kii ko wàll loolu war nga ko wax yow daam xam nga boo gisee moo la loolu dafa nag attention de non man maa wax ne lu grand yow nag yow lay woo woon bay peex yow boo def ndànk danañ la woo waaw saa njóogu damaa bëgg nga déglu ma lay wax man li may wax man Dame Badiane maa waxul loolu damaa bëgg nga déglu ma lay wax ndax Sénégal yi ñoo ñuy déglu waaw ndax boo gisee nit wax dara rek dafa am lu ko waral xam nga tey bu fekkee ne man su ma gisee sax ku naan confirmation damay tiit ndax la tax man la damay tiit tey boo bëggee def confirmation koo xamante ni bi tey leer na ko ne këram yorul fa ñaar dërëm yu mu fa lekk te war a fay lu yaas am na ñoo xamante ni tey bu mën na génn te ñu ngi tëj Ndakaaru kenn mënut a génn am na ñoo xamante tey bu ñu mën na génn dañuy génn dem toogi seen dëkk ndax même bu ñu amul benn dërëm sax bu ñu xëyee dañ leen taayal ñu lekk mais léegi su fekkee da ngaa nekk fii amoo loo lekk amoo loo naan ko feebar dem tëddi fa hôpital bu ñu lay faj moo lay gënal loolu ci foofu laay waxee ne sa dépense mën laa wàcc luyaas mën laa wàcc ñu xam ne yow feebar nga tëdd tey fekkee dañoo def confirmation tey man de bu ñu defoon confirmation xam naa ne ñaari fan danaa jël ñoo jibal sama bopp police na leen jàpp ne ma ngeen yóbbu ma ndax man mënutuma toog sama kër ndax fu ne li may dund dee ma ko gën man franchement dem police ñu jàpp waaw man tey bu boobaa police dinaa la génneel police defoo man leen nag di ngeen du ma dem de ndax mënumaa dem sama kër te fu ne xiif ak may rey te fu ne nii xanaa kon sama wax ji dellu si na la ngeen dajale woon wala ngeen génn ci seen kees ku ne jël ci yóbbu ci sa gox koo mën a dimbali ko dimbali waale la sa bopp loolu moo gën xam nga ñun ba ñuy def loolu bu ñu xamoon ne nii lay demee ñun ba ñuy def loolu booba lii amagutoon daan leeral la non dégg xaw waaw dégg nga rek gis nga bu ñu xamoon ne dëgg nii lay demee maanaam xelal dañ defar beneen doxalin par rapport ak comme ni doxalee ndax maanaam daaw may rey daaw may rey waay xam nga émission bi da nga ko def émission boo xam ne may ko mu déglu may ko mu déglu di comédie émission bu am solo la boo xam ne Sénégal yëpp koy déglu non da la bëggoon dafa wax ne peut-être bu ngeen xamoon ni nii lay demee eggaleen foofu neex na waaw maanaam dëgg bu ñu xamoon ne nii lay demee rek wuñ ko nag rëccu leen ko rëccuwuñ ko nag wax dëgg yàlla mais nag fu mu nekk nii maanaam fu ñun 1 million ba mu mën a téyewaat fu mu nekk nii yow séddale ko say maam dama koy séddale say maam ma dox tibb ci kees gi jox leen ku ne dem fa nga dëkk ku nekk koo mën a dimbali ko waaw man de loolu moo gën 1 million boobu su ma ko téyewaatoon fu mu nekk nii nit ñi nga xam ne maa ngi koy padaseen di leen xool di leen gis sama yaram di daw wallaay ndees aw ma lu ma leen jox jox leen aw ma lu ma jox ma bopp asuma di leen jox su ma ko téyewaatoon damay dem di fa leen jox leen ko ñu ngi lay woo ñu ngi lay woo maanaam man li ma gën a métti rek wax dëgg yàlla état maanaam tey responsable yi ñun dañoo nekk ñoo xamante ne bi état bu xamoon rôle bi nga xam ne moom rôle bi nga xam ne moom la ñu suyee ci ambulant xaaral mu eggali saa bàyyi ko mu eggali continuer waaw may bii rek may bii moo gën c'est que dama bëgg état du Sénégal delloo leen parce que liñ joxe woon dañu bëgg pour état du Sénégal woo daan parce que fi mu toll nii xam nañu bari ñoo xam ne ay borom kër lañ yu sonn mu yëkkatiwaat dara ci ndimbal gi jox leen ko pour mu ñoom ñu mën koo distribuer te xam ne doon ngeen ko defoon ngeen li nga xam ne moo ngay war yaakaaroon ngeen mbir yi di demee nii mbir yi demee nii nag gën a metti ci yéen donc nag dafa baax tey ñiy seddal ndimbal gi woo leen jox leen loolu laa wax maanaam ñun li ñu gën a soxlaal sax li ñu gën a soxlaal après li ñu gën a yitteel après ñun xam nga ki nga xam ne xaarut état ci dara maanaam moom na liggéeyal boppam rek dem liggéeyantuwut état lu mu am ak lu mu amul maanaam kooku dimbale ko dafa yomb ñun li ñuy soxla ñun ku ñu may jën jàngal ñu ñun mën nañoo napp ba pare nañ ñu dimbale rek
bàyyi ñu ak suñu liberté ñu liggéeyal suñu bopp jox suñu njaboot mais ñu xaaruñ ci état dara dama ne Sénégal tey bu dee 4 millions d'habitants la ñuy wax man dama ne 10 millions yëpp ci secteur informel bi lañ nekk parce que waa ci ambulant bi wala ministère bi wala terre bi wala kii ñooñu ñëpp si ñun dañoo am cër ci réew mi te ñëpp ba léegi joxaguñ luñ moom ci non non man gisuma ko président du wax sax tudd secteur bi non tam boo gisee ma am droit wax loolu nag man ku ma xam ku ne xam nga ma ne ci état laa nekk. delluwaat seen xaalis quoi vraiment. léegi jabu am na question. 1 million 300 la de daal ba. waaw Omar rapidement 3 minutes mooy des. loolu nag ma di ci gërëm koo xam ne booy tàggoo. daam li ngeen def am na solo loolu mais comme ñii niñ ko waxee noonu la mais yaa ngi ne seen maire bi Ndoye dafa ñëw ni leen ngeen jëlee foofu bagage yi est-ce que naan la jusqu'à nouvel ordre est-ce que bëggu leen déguerpir yéen totalement jëlee leen fa carrément ndax bagage yooyu am na ñoo xamante xaju seen ay kër léegi yooyu la bagage ana noo leen ko def. non bagage yi moom maanaam fu mu ne njëkkee da nga am na ñoo xam ne ci mbedd bi fa lañ def seen bagage am ñoo xam seen kër lañ yóbbu seen bagage yi. te gëmuñ kim ne bu feebar. ngeen dellu si waat dañuy gëm nañ ne bu feebar bi jeexee dañuy jël si waat loolu lañ gëm ndax. gis nañ ne jàppuñ ne am na xolu pour jëlee ñu fa disciplinement loolu moom. yaakaar def nañ ko waa Liberté 6. waaw même ñun laa la wax xam nga ñu ko nekk sa ngëm-ngëm rek ngay demee gis nañ ne ndax koo xam ne dafa bari tali 1 an ngir njabootu ambulant am kooku bu lii amee doo gëm ne man xam naa ne yuru xolu toroxal ambulant loolu man xam naa ko ndax man ku ma bokk naa si ñu ko gën a jege di waxataan ak moom ci lu bëri yoo xam naa kon daal yow moom li la saa wax da ngay politigal kii nii Ndoye non jégguma sax politigal ak Ndoye xam nga te si may wax ak yow nii ñi ma jiitee suñ koy déglu dañu xam ne kii li mu xam xam Aliou Ndoye moom ci boppam xam ne kii ku mu doon man ambulant léegi seen ma bàyyi jeex na de léegi jeex na léegi lan ngay dénk état ak yooyu yëpp metti na ça toog ngeen liggéeyoo leen seen situation metti na ñëpp xam nañ ko la bal appel ngay lancé boo xam ne tey jii dëkkuñu Dakar appel boo xam ne xam nga sànq wax naa ne ambulant yi kenn dëkku Dakar ñii Touba lañ dëkk ñii Saloum ñii Louga ñii sépp ci Sénégal léegi bu fekkee ne temps état d'urgence bi dafa am kenn mënut a génn léegi te ñoom jaayatuñ fañ doon daane seen doole yëpp occupé nañ ko léegi mënatuñ faa dem amatuñ fenn fuñ jëm te xamul dara lu ñu leen accompagner léegi. noo leen di def loolu moo tax man la bomb bi neloo mu ngi foofu te lu waruñu koo seetaan yëg na ñun tam am na lu ñu sàgganee suñu bopp ba gis nañu yenn responsable yi ba dañoo xaw a taxul ku nekk naan man la gis nañu amatuñ njëriñ moo tax ñu ngi jéem a def benn rafet boo xamante ne bii tey voilà moo tax ñu taxaw benn collectif boo xamante ne bii ni tey secteurs yi yëpp wala li ci ëpp yëpp bokk nañ ci Sandaga Tilène Asalem koo koy jiite mu ngi tudd Makodou Sall man maa vice président bi man lañ ci toxtal te gis nañu loolu bu ñëwee njëriñu en secteur bay doon te njëriñu ambulant yi lay doon moo tax ñun xam nañ ñu bëgg te xam nañ fu ñu jëm te gis nañ ne pour lu ñu war mën a joti pour ñu joti ko foog ñu àndoo doon benn nekk benn bloc moo tax ñu mën a kii loolu bu loolu weesoo nag moom maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm nag koo xam ne mënu ma ko ñàkk gërëm sëñ Modou Mokhtar Dia moom it yàlla def na commerçant la boo xam ne foofu la nekk ku bëgg ambulant yi tiiram leen lépp loo xam ne ambulant yi ñu ngi koy def rek mu ngi ciy participer ak ñoom waaw kon kooku mënuñoo toog ci plateau parce que duñu gërëm waaye mënuñoo ñàkk gërëm tam force de l'ordre yi Rebeuss ak central ak sous-préfet Djibi Diallo ak sous-préfet Aliou Ndoye ñoom ñëpp di rawatina nag particulièrement nag sama secteur bi nga xam ne fa laa nekk di marché ambulant di Petersen di la ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla feebar bi yàlla jëlee ko si nu mu gën a gaawee ba kenn ku ci nekk mën a delluwaat sa kër incha allah. ñaanal sunu borom xare ko aljana moom bàcc si Walf Petersen la dippee woon boppam voilà mi ngi noonu Omar. li mu wax am na solo. na leen dimbali jàppale leen parce que 70% wala 80% économie sénégalaise ñu ko gàddu ñooñu da leen war di bàyyi xel te nag ñu waxoo danoo sonn tey jii foo mën a romb da ngay sentir sa yaram day daw ay ngani kii fi ñu ko tëjal li mu fi doon amee fan la koy jëlee ba tey jii ndimbal yi ñëwagul ci réew mi te ñu ngi commencé takku suuf commencé takku suuf non commencé takku suuf gars yi ngi ciy dóor yoo xam ne kenn xam lu mu doon maanaam sama dafa am lu ma bëgg a wax sax ngeen baaxal ma tëj lu duf ci nag bi xaw si kii waaye sama maire sama commune mais benn mot rek ma leen koo ñaan rek waaw Saloum ndax suñu maire boobu
maire la boo xam ne man jàpp naa ne maire bu gën a niil ci maire Sénégal yi moom ci la bokk. d'accord merci waay waaw baax na Sandiogou waaw kañ daam merci beaucoup Omar ñu ngi lay jaajëfal ak sa waaw metti na mais yàlla baax na ñu bala ñuy dem jëli ji sunu tampon parlons français dañuy daal di ñëw ci communiqué bi nga xamante ni waa CDEPS muy le conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal ñoom ñoo ko génnee muy loo xamante ni aussi ñu ngi wax ni di wax journaliste yi communiqué ministre de l'intérieur bi nga xamante ne moom moo ko joxe muy mardi 7 lañ ko génnee ñu ne autorisation spéciale yi nga xamante ni joxoon nañ ko ñi nga xamante ni ñooy techniciens yeeg journalistes yeeg ñooñu nee nañu annulé wuñ ko seulement bu ñuy génn rek nañu jël ci en plus de l'autorisation spéciale boobu la muy dérogation bi nañu génnewaale ak seen pièce d'identité waaye génnewaale également ak seen carte de presse bi nga xamante ni organe bi ñuy liggéeyal jox na leen ko donc muy nee nañu aussi dérogation yooyu joxuñu leen ko pour ñuy dem feneen mais pour heure liggéey yi uniquement pour liggéey dans le cadre du travail lañ leen ko jox donc mi ngi noonu muy communiqué boo xamante ni CDEPS moom moo ko joxe muy kuréel boobu ëmb diffuseur ak éditeur de presse yu Sénégal kon nag defe naa ni leer na daal en tout cas journalistes yi vraiment day ay nit lañ yoo xam ne dañuy liggéey tey ñi nekk ci kër yi li ñuy soxla mooy information te journalistes yi nekkul rek ñi ngeen di gis ci télé yi mais techniciens yi aussi tamit ci lañ techniciens yi buñ ci nekkul donc problème day daal di am donc li nga xamante ni bi moom la ñu def rek ñu nag police ak gendarmerie ñoo bokk même liggéey bi li ñu bëgg rek mooy lépp daal di tegu ci yoon donc teyit mbir yi nit ñi di jot information ni ñu ko war a jotee donc daal ñu ngi wax waa police ak waa kii ne bu ñu jàppatee gars yi nañu kii ak ñoom quoi na affaire yi nooy waaye xam nga tamit communiqué bi ministère de l'intérieur bi nga xamante ni moo ko génne le 7 avril la woon donc ñu fàttali waaw ñoo xam ne ci jamono bi ku nekk toogoon moo gën ci yow kan mooy journal ñun ñuy toog fii rek dañuy jël risque bi pour ñeneen ñi ñu ngi jël ay risque journaliste bi yor doxul rek parce que dafa bëgg a doxi guddi mais dafay ñëw pour def benn liggéey boo xam ne day jël risque pour ñeneen moom mi ngi jël risque pour sensibiliser ay nit. d'accord beneen bi toog mooy takk der bi mi ngi jël ay risque pour assurer suñu sécurité te xam lu ne mën na ko ci fekk ci feebar bi. beneen bi toog mooy médecin bi war a xëy di liggéey yi. dem di jàkkaarloog maladie kooku mi ngi jël ay risque kon ñett ñooñu ci situation bi. bu dee muñal rek war naa am. ñooñu leen war a muñal parce que ñi ngi toogaale naqar yi waxuñu seen waxu bopp. mais waxu askan la te pourtant mun na am ñi ngi toogaale loo xam ne tey jii moo gën a sax metti lii askan wi dund mais fàtte nañ seen bopp pour nit ñi. d'accord kon da leen war a dimbali. d'accord defe naa ni leer na bu nu lëkkaloowee rek defe naa ni problème du am Régis ngeen jox ñu tampon parlons français tey nag ñu ciy ànd ak ma jigéen. Bonjour ma jigéen, ça va bien? C'est la première fois qu'on partage ce plateau et je suis ravie de t'accueillir. Aujourd'hui, je vous salue aussi monsieur Aladji Sandiogou Mbengue, je salue aussi Omar, Diabo et Son-Ibou. Adjaratou Betty, comme on l'a dit tout à l'heure, on va parler aujourd'hui des décisions qu'avait prises le Premier ministre